781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype rajo sunu kër l'info autrement du fenn fudul fii si sunu kër ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ñu ngi wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. Macky Sall du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu man def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon na dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur de xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon. kon loolu day wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai c'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di jeudi le 2 décembre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy di dellu si waat ci beneen émission di fas yéene faram-fàccee les faits saillants de l'actualité nationale et internationale di gërëm soxna Rama Diagne di ko ñaanal jàmm ak wér gi yaram di nuyu sunu mbokk auditeurs yi fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuru Ahmadou Diop di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca Europe ñi nekk fii ci Amérique ñi nekk Brésil ak Argentine ñi nekk Sénégal
ñi nekk Afrique bi yépp bref sénégalais fépp fu mu mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu di leen nag baalu àq bu baax di ñaan sunu borom yàlla nañu boole jéggal yokk sunu ay xéewal musal ñu ci seytaane baal ñu suñuy bàkkaar xam naa léegi ci kanam dinaa jël ki nga xamante ne mooy sunu représentant foofu ca Fatick muy Matar Diouf maa ngi koy wax nanu woo léegi ni bu ko defee mu mën ñoo indil li nga xamante ne moom moo fa wàcc xam ngeen nag actualité bi li nga xamante ne moo defray la chronique ci journaux yëpp moom moo di mbirum grève bi am ci mbirum transport yi daanaka dafa am ay secteurs yoo xamante ne ci réew mi bu amee grève dafay affecté réew mi ni muy doxee surtout les citoyens ñi nga xam ne amuñu naka lañ koy waxee amuñu moyen dafa am ay secteurs yoo xam ne ñoom bu ñu grévé rek dafay am yàq bu bare bu muy def ci sunu dund ñi nekk Sénégal te waa Sénégal lu leen affecté dafay affecté émigré yi nekk bitim réew parce que ñoom la ñuy woo ñuy chercher ay alternatives pour mettre à l'aise seeni mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk réew ma fu mu toll ni vidéo yi mu ngi daw ci réseaux sociaux yi ñu koy partager ci WhatsApp yeeg ci Facebook yi di wone métit bi nga xamante ne am na ci ñaari fan yi te kenn xamul fan lay yam ndax transporteurs yi ñàkk juboo bu ñu ñàkk juboo ak ministre bi ak gouvernement bi nee nañu dañ koy def illimité xam naa dana metti ci ñoom ndax ñoom ñëpp ay góorgóor lañu te ci transport la ñuy dundee donc ñaari côté yëpp sénégalais yi ñoo koy yëg ñoo koy gën a yëg ndax ñoom ñi nekk autorité yi am nañu ay oto am nañu ay voiture de service ñu bari ci ñoom dañuy kontaan sax ndax tali bi day yaatu ci ñoom fu mu toll ni borom moto jakarta yi ak borom saret yi ñoom fu mu toll ni ñoom ñoo aye xam naa ci région yi ñoom dinañ defar business bu baax Dakar lay xaw a doyee ndax région yi moo ëpp ay saret waaw région yi moo ëpp ay saret ñu mën a jël ay saret ñoom duñu ko yëg surtout ñi nga xam ne ñoo dëkk ca région de Diourbel nga xam ne daanaka mooy transport bi ñuy gën a jël ñoom ñi dëkk ci village yi ci côté yooyu rawatina ña nekk ca Touba waaw dinañ ko yëg mais ñoom ñoo koy gën a moins yëg que waa Dakar te loolu dafay dugg ci waxtaan boo xam ne rek defoon nañu ko fi xam nga soo xoolee réew yi ni ñuy demee des fois da nga war a xool benn situation boo xam ne réew réussir na ko nga seet yow naka nga koy defee pour jéem koo réussir yow tamit te yooyu yëpp ci mbirum organisation la amoon na jamono ju ñu fiy wax commerçant yi ñu am ay problème bu ñu wàññee dara ñoom ñu ne duñu ko wàññi yokk ko ma leen di wax doole boo xam ne état daf ko war a am parce que état moo war a doon concurrent wu bépp business ci réew mi bépp business boo am état dafa war a am business bu similaire di la concurrencer waaye di la xool soo narulee doxalee yoon moom mu doxal business am bu ko defee ñooñu dañuy xam ne am nañ concurrent te état bi mooy seen concurrent waxuma nag état bi concurrence ñooñu daaneel leen waaye da leen di surveiller di doxal business am à côté moo taxoon ma fi doon wax ay jamono yoo xam ne mbirum Sonadis lañ doon wax waaw mbirum Sonadis
nga xam ne mooy société de distribution boobu nga xamante ne alimentaire bu ñu demee ba wàccee prix ñoom daanaka ñëpp ca ñoom la ñuy dem commerçant yi nag mujj di def ni ñoom parce que bu ñu ko defulee gars yi dem fi gën a yomb ndax mbir mi noonu lay demee pour wan leen rek ne ñu ngi contrôler prix bi damay dem rapidement ci ca Kaolack salaamaaleykum sëñ Matar allo. sëñ Nior Fatick. waaw Fatick. allo allo. waaw ñu ngi lay déglu. ça va bien. ça va alhamdulilah. waa ñu waa rajo sunu kër. ñu ngi lay fay Matar. ñëw fii ci activité. bul déglu rajo bi nag bàyyil rajo bi nga wax ak ñun en direct yaa ngi en direct bul déglu rajo bi dafa nekk en retard waxal ak ñun fii. d'accord. voilà allez-y ñu déglu la. li ñu njëkkee fii ci Fatick. waaw. mooy benn mouvement associatif bu bees bu juddu. du Fatick heure maanaam Fatick ci xol. mouvement boobu nag li ko tax a jóg mooy. yëngu ci wàllu social maanaam ndimbal ak jàppalante. dëgg la. loolu ci téeméer ndaw. bu créé association boobu ndax seet nañ ne fii Fatick nit bu feebaree maa day taal ñu war koo yóbbu bitim réew. politiciens yi da ciy jàpp. te politiciens yi buñ ci jàppee day siw. ñoom nag dañ ne leen loolu soo amee dañoo bëgg nekk intermédiaire entre politiciens yi ak famille yi nga xam ne dañoo am malade bi. ci loolu jot nañ ci rencontré ki nga xam ne mooy coordinateur as mouvement bi. waaw tudd Fatick au cœur. muy Lamine Diom. ñu leen ko xam ci turu Al Amin. dañ koy déglu mu leeral ñu lan mooy mouvement Fatick au cœur. voilà acca. léegi nag dañoo gis ne à chaque fois à Fatick nit dina feebar balaa ñu koy yóbbu urgence wala ñu yóbbu koy extérieur mu dem faju ji day nekk ay problème léegi nag ñu bëggoon nekk des intermédiaires yi nga xam ne ku feebar boo xam ne feebar bu diis la ñu yëg ko ñu mun a porter au combat boobu noonu jàppale ko ba autorité yi tel ko prendre en charge yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu wala nuñ ko gën a mun a sagalee rek ñu sagalee ko noonu loolu moo gën a yokk tax mouvement bi juddu. voilà mu nekkoon Lamine Diom Al Amin. nekk coordinateur mouvement associatif ñu koy wooye Fatick au cœur. waaw. mu nekk mouvement boo xam ne day yëngu ci wàllu social mais aussi rax tuuti politique. ndax kooku di Lamine Diom dafa nekk ndaw boo xam ne jege na trop ki nga xam ne mooy maire Fatick ministère sport di Matar Ba. waaw bu ñu jógee Fatick dañuy dem ba léegi ci département bi mais fi nga xam ne mooy commune bu Diarère. commune Ndiaye nag bu ñu ko waxee xel day dem ci Thérèse Faye Diouf. wala mu dem ci ministre Moïse Sarr. mais bi yoon dafa am benn candidat boo xam ne moo ngi bokk ci parti socialiste. nekk parti social boo xam ne parti bu yàgg la ñoom Senghor nekkoon ci ñoom rawoon dem see la Ousmane Tanor Dieng ñoom ñëpp. ki ci kooku nag di wuyoo ci turu Dibkor Faye. Dibkor Faye moo nekk candidat socialiste à la mairie de Diarère. moom nag li wute discours am ak yeneen discours yi. dafa xam nga politiciens yi dañ naan fii maa ko moom fii sama fief la maa fi ëpp doole affaire yooyu. mais moom nag loolu intéressé ko li ko intéressé rek naka la fexee ba mën a jàppale commune am. te jàppale pour mu jàppale commune am fa moo nekk maire. commune Diarère. moo naam lu ñu naan droit à commune Diarère waaw. moom soxlawul pour dominer Diarère. li ma soxal mooy am chance pour mën a légiférer nag xaw ma naka laa koy waxee ci wolof. moom daal loolu koy def daal na ko yàlla may chance. ba mën nekk
maire Diarère bu ko defee bu mën a légiférer ak conseil municipal xool naka lay jàppale commune Diarère kon li ñu def rek mooy déglu encore kii de Dibkor Faye di candidat socialiste à la mairie de Diarère. te comme wutul nekk borom Diarère wutul dominer Diarère wutul nekk responsable bi fi gën a puissant déedéet moom dafa xam ne élection locale dafa jot mu waxtaan ak ñi mu bokkal génération waxtaan ak ñi mu bokkalul génération waxtaan ak ñi mu bokkal parti waxtaan ak ñi mu bokkalul parti ba déggoo ak force yu ci gën a bëri bi ko defee ñu xalaat Diarère ñu xalaat ko ci tey xalaat ko ci suba ci toogin bi ak ci économie xalaat ne li ko mën a defar lépp nekkatul maire boo xamante ne yow yaa fi mën wala lu ñu am yaa leen ko indi déedéet di nga nekk maire boo xamante ne di nga teg sa table dëkk bu nekk waxtaan ak ñoom la nga xamante ne moom moo ciy génn ci priorité ci développement nga daal di koy centré ci benn projet de développement local boo xamante ne partenaire bu fi dugg dina xam ne Diarère kat priorité numéro 1 éducation priorité numéro 2 agriculture la priorité numéro 3 lii la ñu profilé ko di dox ci loolu ba nga xamante ne suba ak gannaaw suba keneen ku fi ñëw sax beneen équipe bu fi ñëw di nga fekk lépp rëddee c'est-à-dire li nga xamante ne yëpp manqué na fi ñu jéem ko fi def buñ ko fi jéemee def nag loolu moo tax tey ñu ne ñun lay am nañu profil boo xamante ne keneen amu ko fi parce que meeting boo ci demoon tey danañ la ne fii ñoo ko moom fii ñun ñoo koy gagné. voilà kooku nekkoon Dibkor Faye kii Matar naka la grève des transporteurs mel foofu noonu ca Fatick. fii de moom lii di Jakarta yi ak sareet daal ñooy gunandaat. moom la ñëpp di jël. waaw moom la ñëpp di jël xam nga oto moom déjà. Fatick moom kii ñoo fi daw tata yi. tata yi ñoo fiy daw. waaw te tata yi ñoom dañoo bokk ci grève bi. donc bu ñu grève léegi nii sareet yi ngeen di jël ak cak-cak yi ak Jakarta yi. waaw Jakarta ak sareet daal ñooy chef instant yi. mais mbaa yokkuñu seen prix yi. non yokkuñ ko de. xanaa kay. waaw xanaa kay moom de yokkuñ ko de ñu ngi daw tarif normal quoi. ok. ñoo ngi daw tarif normal. waaw kon baax na bu fekkee amoo loo ñu yokkal ñu bàyyi la. waaw li ma ci yokk rek mooy bref mooy ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany. waaw. nekk candidat nekk borom la grande coalition Gëm Sa Bopp. moom bés li ki tey dafa tàmbale benn tournée fii ci région bu Fatick. waaw tournée bi nag war na koy wucc ay dëkk yu bëri. ko ci mel ni Fatick commune Loul Sessène Djilass Palmarin ay communes yu bëri daal. waaw. war naa wër dëkk bi. pour saafoon rek ak ñi nga xam ne ñooy militant am. rawatina ki nga xam ne mooy candidat fii ci commune Fatick ñu koy wooyee Mamadou. ñu koy woowee. Mamadou Mbassa Sarr. Mamadou Mbassa Sarr. waaw mooy candidat Gëm Sa Bopp fii ci commune bu Fatick. moom war na ko dalal ni ki ci kanam tuuti incha allah rabbi. incha allah. à part loolu weekend bi am na meeting yu bëri ñu ma ci ko ci mel ni meetingu Mbagnick Ndiaye maire du Ngaye Waxem dañ koy investir. ki nga xam ne mooy Aline Faye moom aussi nekk concurrent Mbagnick Ndiaye ci commune bu Ngaye Waxem moom aussi dañ koy investir. mu nekk ay meeting yu bëri daal yoo xam ne war nañu ko ci région Fatick rawatina ci weekend bi daal incha allah. ndeysaan incha allah xam naa loo ci yore ci élément rek indil ñu ko. waaw d'accord incha allah rabbi. jërëjëf kooku nekkoon sunu mbokk Matar Diouf di ñu représenté foofu ca Fatick di nuyu au passage sunu représentant ba nekk ca Kaolack muy Elimane Ka di nuyu mbokk yi nekk ci Fatick yëpp ak ci Kaolack ma yeggoon ci fi ma doon développé mu di mbirum alalu état ak naka la état di jiite maanaam réew ci yore ay biens yoo xamante ne du basé wu 100% ci particulier yi wala ci business yi
xam nga dëkk yi nga xamante ne ñun ci lañu dëkk xam naa ñu nekk Europe parce que li may wax nii réel politique la réel gestion mooy la gestion réelle des populations état moom moo leen war a mënal dara parce que xam nga nit soo demee ba nga xam ne da ngay fal nit ne ko yaa may jiite ci réew mi yaay jiite réew mi te kooku meloon ni yow difficulté yi nga doon am moom lay am coono yi nga doon am moom lay am nga tànn ko teg ko ci position bi mu nekk moom bu waree déplacé wu yow nga taxaw pour que moom mu dem ndax da nga yaakaar ne yow ci sa yitte lay dox wala day dox ci loo xamante ne yow lay jëmale sa nekkin kanam ci réew mi moom lay jëmale kanam sa nekkin yow mooy liggéey boo xam ne daf koy def ngir yow boo feebaree nga mën a faju bu gaaw ak jumtuwaay yi nga soxla boo bëggee jàng mu yombalal la ko ndax nga mën a jàngi am xam-xam mën a doon un bon citoyen boo soxlaa courant mu yombalal la ko ba doo nekk di taal ay sondel wala ay lampe torche wala lampe yooyu nga xam ne dafa nekkoon lampe à pétrole yi ñu daan taal ci ay jamono boo soxlaa ndox mu andil la ay robinet ndox mu ñu traité ba mu baax andil la ko nga mën koo di naan ndox mu baax ndax nga am wér-gi-yaram ndax sunu yaram bi nee nañu 70 à 80% ndox la ba tax na mun ngaa toog ay semaine doo lekk di naan di dund tey dund waaye boo doon lekk te doo naan balaa une semaine nga dee moo lay wan ne ndox am na njariñ li nga xamante ne aussi mooy doon ay technique de transformation des ressources naturelles yi ñu yore nga seet naka nga koy defee alal pour que kooku nga xam ne moom moo la tànn nga jiite ko nga mën ko mettre dans de très bonnes conditions économiques créer ko ay activités kooku boo ko jiitalee te mu meloon ni yow doonul woon dara ndax yow la meloon mënul woon dara boo jëlee sa doole réew yëpp teg ko ci loxoom moom li mu war a def moo di xalaat ay alternatives au cas où pour que yow mu mettre la dans de bonnes conditions quels que soient les problèmes confrontés muy dem bay dugg ci prospection lu ñëwagul mu koy sóoraale di xàll yoon bi bala ngay paan loolu daf ci war a bokk mooy li ma waxoon sànq benn concurrence bu saine boo xam ne état bi dafa war a am ay magasin wam yoo xamante ne li ñuy jaay yépp daf fay nekk loo xamante ne mburu dañu koy defar ndax boulangerie yi bu ñu xëyee grève sénégalais yi duñu am fu nu jëlee mburu boulangerie gouvernement bi ci ay assetam ci ay bien wam parce que ñun xam nga sunu gouvernement en Afrique dañoo nekk en retard ndax ñoom dañoo yaakaar ne maanaam les biens de l'État du dara lu dul ay liquide quoi fayal impôt muy dajale xaalis bi yóbbu ko impôt yi domaine jox ko ñii ñu téye xaalis bi ñoom ñuy bundaan ndaat ci mbirum xaalis mooy maanaam mbirum liquide moo leen intéressé pour les biens de l'État pour ñoom xaalis la war a doon wala ay immeuble sunu état bokk na ci état yi gën a riche ci maanaam mbirum moom ay immeuble ak moom yore ay koppar parce que koppar yooyu ñu yore noonu moom la ñuy mujj nag nit ñi di ko sàcc di doon ay milliardaire dem ba nga xamante ne politicien bi doog a dugg ci politique ñu fal ko du yàgg tuuti mu dab Obama ci am xaalis ëpp ko xaalis mu dem ba dans les présidents des autres pays ñu dab leen ba ëpp leen xaalis te ñoom ci zéro la ñuy tàmbalee li ko waral mooy kaas bi ñuy dajale di ko teg ci loxo nit ne ko lii mooy caisse noire lu la neex nga ciy def ko ci maire yi def ko assemblée nationale yóbbu ko ministère de l'intérieur conseil économique et social nit di ko gàddu loolu mooy waral càcc gi mais alal yooyu yëpp bu ñu ko jëloon ñu ne caisse li nekk ci caisse noire yi dañu ciy créer ay boulangerie de l'État def ko ci quartier yi
nga xam ne buñ ci wutee bu mag bu mucc ci ay teg ko ci benn koñ mën na couvrir ay centaines de milliers de sénégalais mburu bi sax dañ koy jaay moins pour que ñeneen ñi mën a jaay ànd ak ñoom état mburu de qualité parce que sénégalais bu lekkulee mburu xëy suba rek mere Macky Sall ah boo dee état yooyu da nga koy sóoraale créer aussi ay société de distribution alimentaire comme na mu fi amee woon yoo xamante ne da ngay jaay lépp jaay gaz jaay ceeb jaay dëwlin jaay mboq li nga xamante ne sax da nga bëgg yow sa waa réew di ko lekk ndax ñu wér parce que xam nga état dafa soxla population da ngeen di dem ci définition initiale bi parce que lépp loo gis rek da ngay dem seet lan lay tekki ak lan moo ko tax a jóg dafa am loo xamante ne bu manqué état amatul l'état du Sénégal n'existe plus sans les populations sans une population saine sans une population productive état bi du am xaalis bay exister donc état bi dafa soxla population bi dafa soxla territoire bi moo tax ñu war koo ñàkk ba nga xamante ne ku fi teg sa tànk rek da ngay am sécurité soo amee territoire te amuloo sécurité population ba du ñu fa toog ndax dañuy xam ne fii ñuy teg seen tànk seen dee xaj na ci dañuy daw am na ci àdduna bi ay place yoo xamante ne yor nañu état seen état dafa dem ba jeex parce que amuñu sécurité boo dee jàng dañ lay jox kaawu Israël asafurla kaawu Palestine léegi nag li waral état war a sóoraale loolu benn bi mooy mbirum transport yi daf lay won ne la état bi dafa war a am ay busam moom it dafa war a sax wut ay taxem loo xam ne amul feneen ñoom dañ ko war a créer am seeni taxi dañ ko war a am pourquoi parce que bu ay particulier yore ay business ne dañuy paralyser l'économie état dafa war a jël ay alternative mooy lan am ay oto yoo xam ne ñoom ñooy daw di jël maanaam nit ñi di leen yóbbu au moins dina am na ku ne ma waaw bu boobaa kon dañ leen di toj d'où la nécessité de recruter le maximum d'agents de sécurité réew mi ñi koy jiite bu ñu naree def yoon kese bu ñuy aar nit ñi police di aar nit ñi nga xam ne ku leen woo ñu wuyu la ñëw assurer sa sécurité dellu bu sa kër di tàkk du ñu la laaj ne la amuñu essence boo wooyee police parce que da nga nekk en danger police bi du la wax amuñu essence wala ñu amuñu assez d'éléments mënuñoo ñëw foofu loolu yëpp état da ko war a sóoraale mais bu fekkee da nga yore benn police boo xamante ne dañ leen di fay salaire ba pare ñoom ñuy wutaat beneen salaire ci tali bi ñooñu population bi du leen wóolu te Sénégal ci situation boobu la nekk boo demee woo transporteurs yi bokk na ci seeni xeex yi ñuy xeex mooy dégg nga policiers yi ni ñu leen di arrêté maa ngi dégg benn élément ki jiite kenn ci seen syndicat yi parce que ñoom seen syndicat yi dañoo bari taximan yi dañoo am benn transporteur en commun yi am benn maanaam ñoom daal du jeex mat nañu ay 14 jëm 15 syndicats yoo xam ne ñoom ñooy dajaloo te ñoom ñëpp ay transport lañu waaw ni parti politique yi mel noonu la syndicat yi enseignants yi mel waaw ñoo ñëpp ay politiciens masqués lañu waaw noonu la enseignants yi mel waaw noonu la corps santé bi mel ñoom ñëpp noonu la ñu mel waaw léegi nag policiers yi sax ñoom mayuñu leen loolu ñoom dañuy bàyyi ba retraité ñu leen di doog a bàyyi ñu am association te ñoom du ñu ay militaire paramilitaire la ñu léegi nag ci xeex bi nga xamante ne tey état bi mu ngi ko ministre des transports mu ngi Mansour Faye mu ngi koy xeex ak ñi nga xamante ne mooy transporteurs yi mu ngi gaañ sénégalais yi moo waral état bi war a copier moo tax sama waxtaan ma bëgg ko accès ci foofu gis nga ci dëkk yi nu nekk nii même mbirum habitation yi ngay gis ni problème mu loyer yi ñuy am su état bi jëloon amoon ay building moo tax fu mu toll nii seen alal yi ñuy toje di ko sàcc caisse noire yi li ci nekk mun nañ koo génne tabax ci ay HLM
gis nga Sénégal bi ñuy am suñu indépendance 1960 nit ñi ñu ngi concentré woon ay Médina la nit ñi dëkkoon quartier yu doy waar ay barak da ngay gis benn patron boo xam ne sax xoolal Dakar lay dem liggéey ji de xoolal biir Médina lay jóge kër baayam ak ndayam ci ay barak état bi dem ba mu kii mu tabax ay société HLM ak ay SICAP gis nga SICAP yi ngay gis nii gars yi nekkul ne dañoo xëy rek am xaalis dañ leen ko yombalal te état il faut loolu mu koy def tabax ay habitation yoo xamante ne dañ koy yombalal nit ñi ñu leen di fayloo ko ay somme yu ndaw en 1 an ñu fay ko mu jeex maanaam dañ leen koy yombalal mais dafa war a am aussi ay kër yoo xam ne dañu koy tabax pour ñoom seet les nécessités ñu dugal leen fa am nañu espace bi moo tax ñuy jël espace bi di ko maye mais imaginez ñi ñuy may ay hectares biir Ndakaaru Njaay ñu mujj doon ay milliardaires dañ ko mujj dagg jaay ko ñu ngi doon tudd sax benn porte-parole boo xam ne moom dañ ba ñuy laaj fan la jëlee xaalis ki ko laaj dañu koo jàpp tëj ko kaso mooy Assane Diouf mais gars yi bind nañu ne ay hectares lañu ko may biir Ndakaaru Njaay loolu moo ko permettre mu doon milliardaire ak yeneen xëy na yu ci tegu yoo xam ne ñun xamuñu ko suuf si ñuy jël di ko may nit ñi buñ ko dajale woon même bu nekkee 1000 mètres carrés ñu yëkkati ko ca kaw mën nañ koo def ay appartement yoo xam ne dañ koy jox ay famille bu ñu amee ay problème ñu am ñoo xam ne fa lañ leen di dugal su amee inondation dinañ leen mën a évacuer foofu dugal leen foofu temporairement pendant ñuy liggéey ci mbirum mbënd moomu fi ndox di taa mën nañ fa tabax ay kër sax da ngay créer ay pont gas ay tunnel créer ay pont créer foo xam ne fa la ndox mi di dajaloo tabax fa ay immeuble nit ñi dëkk fa mais ñun dañoo dëkk ci ay koñ yoo xamante ne su tawee ndox bi day génn mais dañ ko defar ba mu baax wut fi place bi ndox bi di dajalewu mu nekk même benn rivière artificielle mu nekk benn lac artificiel dañ koy def yàlla buy découvrir àjjana sax suba dalay wax ne dañuy dëkk ci benn place boo xamante ne sous lequel coulent les ruisseaux xoolal ndox bi di daw di kii xam nga boo tabaxee sa kër ba pare defar foofu ay benn cascade day nice day mel ni àjjana description àjjana ngay gis quoi ah wala nga defar sa benn piscine bu nice mu am ay cascade ndox yuy wàdd day rafet boo yeewoo rek da ngay kontaan boo yeewoo da ngay gën a jaamu yàlla moo tax yàlla di ko décrire des fois ci àjjana ci alxuraan bi pour que nit ñi mën a rêver loolu ni mu neexee sax xolal nga yam jaamu yàlla dafa am sama benn xarit ndeysaan imam Assane Fall imam Assane Ben Njaga Mbeng nekk fii ci Houston damay waxtaan ak moom des fois ndax moom des fois daf may woo ñuy waxtaan ci yàlla ma doon déglu benn suuraat boo xam ne sunu borom da siy décrire urul ay nii ni ñu mel waaw yee wax ne des femmes aux formes arrondies d'une égale jeunesse maanaam ak yeneen yu doy waar nga xam ne yàlla da lay décrire sax urul ay ni ma woo ko ma ne ko sëñ Imam Assane Fall mu ne ma ne ko yàlla li muy décrire nii ci àjjana ma tegal ko suuraat bi li mu wax ba noppi ma ne ko lii rek jar naa jaamu yàlla ndax lii kat moo waral ñuy toje xaalis bi fii nii li lëmbe àdduna jigéen da cee bokk te mooy jigéen bu jekk ak jigéen bu rafet mooy jar ngay toje xaalis bi askan bi moomoon ngir jox ko ndax nga moom ko ndax nga am ko ndax nga takk ko ma ne ko yàlla bu la ko diggee nag boole cee kër yu rafet yi mu la wax ne da nga koy am ca àjjana ak ndox meeg yépp ni mu rafetee mu ne ma ne ko loolu rek jar na jaamu yàlla waaw ndax ñun ñëpp loolu moo tax ñuy kër-këri fii ci àdduna bi wut kër gu rafet am na ñoo xam ne li ñuy sonn yëpp pour am ay kër yu rafet la ak jabar bu rafet yàlla xam nañu moo ñu bind moo tax mu ñu koy dig waaye des fois nag saay si mu tiital leen wax leen nag fi ñu war a dem ni mu mel ni mu mettee ni coono ga mettee ndax nga ragal ñaar yëpp lay boole moo tax politiciens yi sàccee ko foofu la carotte ou la cravache foofu la ñu ko jëlee
waaw mooy dañ lay neexal après boo dégulee rek nag ñu duma la entre parenthèse la woon bu ko defee kër yooyu bu ñu ko defaree ba mu baax su nit ñi nekkee ci ay difficulté nga defar leen léegi nag yow boo wàññee loyer ñeneen ñi ne duñu kii mais am nga alternative fii ñu dëkk de am na ci ñoo xam ne man am naa nit ñu bari ñu ma xam ñoo xam ne moo xam Los Angeles la moo xam fii ci Californie foo ci dem état bi day am ay kër yoo xamante ne te loolu city bi moo koy moom mairie bi moo koy moom ñu créer programme boo xamante ne ñi néew doole ça dépense ñaata ngay defar ci at ñu xam ne nii seuil de pauvreté sous le seuil de pauvreté la ñu nekk ñu leen di jàppale ñii dañ leen di jox lu ñuy lekk mooy li ma doon wax démb seen genn wàllu dund ñoom ñoo leen ko yaral ñii fi ñuy dëkk genn wàllu fay gi état bi moo leen koy yoreel am na ñoo xam ne totalement état bi moo ko yore loolu yëpp ay alternative la pour toppatoo sa population ndax dañoo bëgg ñu am fu ñu dëgg bëgg am fu ñu wér bëgg am ñu wér kuy fanaan ci mbedd nekkul ci sécurité te mën naa dee te da ngaa soxla benn élément réew yi li ci neex mooy benn élément de la population bu ci nekk réew mi da koo soxla ñoom du ñu seetaan seeni population di daw di génn dëkk bi di dee ci àll bi ay jeunes ñoom duñu ko seetaan ndax dañoo soxla ay jeunes moo tax ñu ubbi seen dëkk bi di sélectionner ay visa ñaata nit la ñuy indi ci seen dëkk yi ñu fiy ñëw ubbil waa Europe de l'Ouest ne leen bu ngeen fiy ñëw yéen soxlawu leen sax ay visa ay formalité la waaye comme que bëgguñu nit ñu ñuul ñi doon fi majorité ñoom dañ leen di compter ñaata la ñu fiy nekk ñoom au moins am nañu benn plan boo xam ne fi ñu jëm ñoom xam nañu ko ñun nag est-ce que fi ñu jëm xam nañu ko déedéet ñun xamuñu fi ñu jëm xamuñu ko moo tax tey bu service de santé grévé am na ay hôpitaux yoo xam ne ñun ñoo ko waroon moom fii nii doo dégg yooyu hôpitaux privés yi ñoo fi nekk wala hôpitaux yoo xam ne état yi ñoo ko moom jeex na ñu nag Sénégal yan mooy hôpitaux yi nga xam ne état bi moo ko moom bu ko moomee tamit moomul personnel bi ñuy grève rek bu ñu grévé nit ñi feebar ay nit dee fu mu toll ni transport bi bu ñu grévé am na ñoo xam ne dañ leen bëggoon transporter hôpital dañuy dee te loolu duñ ko wax nag ñun yooyu la ñuy noppi bañ cee wax mais conséquences yi du nit ñi bëgg a déplacé wu kese malade yi feebar ñu war leen a yóbbu hôpital mënuñoo dem parce que Sénégal boo yóbbu malade hôpital transport en commun ngay jël wala taxi ngay jël ambulance yi doyul waaw léegi nag donc day am ay conséquences est-ce que ñu ngi sóoraale loolu est-ce que état bi mu ngi sóoraale loolu donc il est temps état bi muy réfléchir nag vraiment gën a doon un état humain quoi humaniste am yërmande vraiment alal bi nga xam ne dañuy jël naan ay caisse noire jox ko ñoom Idrissa Seck ñuy noos jox ko maire yi dëkk ci koñ yi di noos nañu dajale alal boobu nañu def ko ci priorité mooy état bi dafa war a am ay bien yu mu moom moo xam ci mbirum éducation la même enseignants yi mën nañ cee am ñoo xamante ne ñoom ñoo leen di embaucher directement te bokkul ak ni muy doxee nii jar na sax interdire affaire syndicat yi mais jox leen seeni droit noo xamante ne dinañ xam ne nag lii moom vraiment jar na ko quoi maanaam da ngay nekk un humaniste mais doo jël di fal ay député yoo xam ne dañuy toog di tàccu kese nga bëgg leen fay lu ëpp li ngay fay ay jàngalekat xam nga loolu amul loolu du yoon ñoo xamante ne ay professeur lañ di jàngale xam-xam ngay fay ay politiciens solde boo xamante ne moo ëpp li ngay fay say enseignant loolu tamit amul sens docteur yeeg infirmier yi dañ leen di fay Amérique ñi fi ëpp xaalis boo doon xool en général maanaam liggéey bi fi ëpp xaalis ci docteur yi la nekkee mooy infirmier ak ñoom seen corps médical bi dañ leen di fay bu baax parce que wér état da ko soxla population am ko ndax ñu mën a productif waaw am ay nit ñoo xam ne dañuy yëngatu bu baax ànd ak wér mais bu ñu amoon ay corps médical boo xam ne dañoo maladif di feebar rek mais ku feebar naka ngay fajee keneen dañoo war a wér dañ leen war a fay dañu war a liggéeyloo armée bi
dañu leen war a liggéeyloo nekkuñu ci benn guerre bu ñu nekkulee ci guerre nañu leen jël ci yeneen alternative ñoo fi dàq tabax kër nag li ngay gis nii militaires yi dañ leen di former noo xamante ne ay ingénieur a ngi ci yu yorul ay diplôme ingénieur ñoo gën a doon ingénieur Macky Sall yàlla xam na ko bu ñu leen tabax loo woon ay kër mën nañu tabax ay logement sociaux yoo xamante ne ci tic-tac la ñu koy defaree waaw mën nañu ko mën nañu tabax sax ay kër ba nag suuf ça dépend ci localité bi ñu nekk yombal nit ñi mais tey grève nañu xolal moo tax takkat grève yi ay ñii di grève ak syndicat yi ngay gis nii ay naxasa xandak rek ñoo ci nekk ay con ñoo ci ëpp nag ñoom paralyser réew complètement pour des futilités jaral na leen ko nag waaw yow da nga koy sóoraale nga wut sa alalu bopp boo xam ne yow donc da nga koy mettre à la disposition des populations même bu fekkee ne à la disposition des militants de nos partis sax ay baax na ay sénégalais lañu au moins dimbali nañu une partie de ce pays même bu fekkee ne loolu duñ ko rafetlu à 100% au moins c'est quelque chose quoi mais jël ay alal di ko denc naan 15 noirs à gauche à droite nit ñi duñu lekk duñu lekk lu baax amuñu lu ñu lekk lu baax sénégalais boo gis po bi mu ngi tafu ci yaram bi am na sama benn xarit bu ma xamoon bu nekkoon ci réew mi fii dafa jàppoon nice pata ponkol jekki-jekki jël décision ne day ñibbi Sénégal mais boo ko gisee da ngay tiit da ngay defee dafa amee jabet mu ne la awuma jabet ma nga wow koŋ moo lay wane régime alimentaire bi baaxul ceeb rek ceeb alors que ñun lépp ñu ngi koy bay ci réew mi te loolu gouvernement bi moo ko war a jàngale avec des programmes télévisés ak ay experts yu expliquer nit ñi façon lekk yi fii da ngay dem ba yow xoolal yàpp sax dootoo ko lekkati quoi yàpp te njaaye ni moom rek la ñu bëgg da ngay dem ba dootoo ko lekkati yàpp suba yàpp ngoon lépp lekk yàpp ak suukar nga bàyyi ko fa léegi da ngay seet léegi xoolal ay gerte ngay wut ak ay xoolal ay gerte ay gerte ak mburu am na ñoo xam ne sax bàyyi nañu mburu façon céréale yeneen ngay expérimenter di ko lekk waaw mais bu ñu demee Sénégal ceeb suba ceeb ngoon gouvernement bi moo war a développer alternative yooyu avec des programmes télévisés jàngal nit ñi leen lii de war nga koo mën a lekk ak lee nit ñi tamit fexe ba mu accessible tous les domaines nag moo paan fu mu toll nii réew mi man nag li may yaakaar chaque fois ma wax ko parce que man sama xalaat rek laay wax bi njëkk bi ma gën a yaakaar mooy fexe ba xam ñan ñooy sénégalais yi képp ku dugg suñu réew yaa ngi ci sécurité de mais fexe ba xam sénégalais yi te loolu à travers loolu comme ñun ni ñuy defee fii ñan ñoo fi amee green card ku amul green card yaa ngi lambari rek mais grawul yaa ngi ci réew mi yaa ngi ci jàmm doo xiif doo mar waaye nag gis nga opportunité yi gën a mag américains yi lañ koy defal de man de inspiration expérience bi ma yori fii rek xamal na ma lu bari opportunité bi dëgg américains yi lañ koy jox de gars dañuy wax nii rek bu ñu leen ñamalee tuuti benn jigo bu am tuuti ndawal rek ñu defe ne ñoom ak gars yi ñoo tolloo déedéet ñi ñuy lebal xaalis yu mag yi du ñun nit ñu ñuul ñii même bu ñu demee ba doon américain maanaam rate bi ñuy joxe naka lañ koy waxee pourcentage bi ñuy joxee li ñuy lebal ñoom ak tubaab yi bokkuñu opportunité yi américains yi pire la ñu koy jox ñoom la ñuy lebal kër yu baax yi ñoom la ñuy lebal intérêt yu tuuti yi ñoom la ñuy lebal maanaam somme yi gën a rëy li tax ñuy def loolu moo tax fii boo fiy def ay application ñu laaj la ndax nit ku ñuul nga wala tubaab nga soo nee tubaab nga xëy na ubbil nañ la benn buntu loolu ñëpp suspecté boo leen waxee nag ñu ne dañoo bëgg a tollole opportunité yi quoi ay fen la gëmuma ko man damay wax sama opinion rek li ma gëm mooy soo nee nit ku ñuul nga am na fi ñu la mën a limité ne fii nga mën a yem buñ la dee may bourse bi fii la mën a yem suñ la dee lebal xaalis lebal bi fii la mën a yem am na zone yoo xam ne boo fa bëggee kër doo ko am na liggéey yoo xam ne ak ay responsabilité doo ko am loolu laa gëm man waaw te ñu ko gëm bari nañu ñu nit bu ñu demoon noonu
dinañu mën a xam ñan ñooy sénégalais ñu toppatoo leen bu baax a baax a baax a baax a baax parce que bu réew mi doon tàkk ñooñu ñoo dul daw fenn te loolu dëgg la bu réew ma doon tàkk ñooñu ñoo dul dem fenn mais dëkk ci réew ba am fa nationalité bu tàkkee tamit da ngay daw sa yoona voilà looloo ko waral ba pare nag état bi nekk un état fort bu am ay moyens am ay hôpitaux am ay auto transport en commun am ay avion am ay kër am ay suuf ñu fay bay dégg nga am sécurité bu doy ay policiers yu doy ak ay gendarme ak militaire ay militaire nag yuy liggéey pas yu toog ci camp yi di yar deq bu ñu demee Casamance ëmbal population bi yëpp am fa ay doom di cakaay rek ak a mandi pas loolu wala nga nekk gendarme wala policier ci bopp koñ bi ngay monter ndaw jigéen ñëpp ngay ëmbal foofu noonu wala ngay rafa ay gel yu dul jeex waxuma yooyu ñuy liggéey ñu leen di contrôler yor benn corps boo xam ne day contrôler ñëpp sans exception état day fort booy protéger nag nga protéger population bi yëpp mbaa président bi kese ku ne président bi biir bi rëy na taat yi rëy na rek nga ñëw jàpp ko déedéet moom nit la rek da ngay bàyyi nit ñi ñu wax seen opinion ku ko mere tudd bakkanam bu rëy loolu dara newu ci man ñi may mere ñëpp sama ñaawaay la ñuy wax ak sama làmmiñ bu rëy loolu dara newu ci loolu du xas ak sa ràggaay yooyu lañ lay wax loolu dara newu ci ku mer rek wax dara léegi nag loolu wax loolu moo gën wax saaga loolu moo gën nu ñu def comme Assane Diouf di xorom donc yooyu ay détails la quoi ay critique corporelle yooyu ay détails la vraiment loolu du dara mais nag ñoom nag dañuy jël seen service de renseignement yëpp di ko teg ci nit di topp nit di perte ay temps di xool ay internet ak fan lay dem ak kan lay waxal yëfu dof yooyu alors que ñu ngi bëggoon waroon xool terroristes yi fu ñu toll ñan ñoo dugg ci réew mi ñan ñoo fiy jaay drogue bi ñan ñooy ñëw di yàqal sunu réew mi di yàq sunu deru réew mi ñooñu mais pas ñëw di buñ la waxee ñu naan la ay dañoo yore ay armée bu républicaine dañoo yore ay police bu république fekk ñoom seen temps yëpp xol ñoom président bi buur bi la ñuy protéger moo tax ma lay wax ne temps Lat Joor ba léegi dañu leen a rey jële leen fi indi fi ay président ne nous sommes dans un état mais ba tey esprit buur la ñuy fale gars yi buur bi la ñuy protéger wuñu réew mi wax naa leen ko maa ngi leen koy répéter chaque fois ay at a ngi nii ma leen koy wax fii nii chaque jour gars dañuy saaga président réew mi di ko xas waaye boo fi laalee loo xam ne état bi sécurité état bi la dootoo ko dolleeti même bu dee olof ngay wax gars dañ lay seet si loolu maanaam territoire bi la ñuy ñàkk ak ñi ci dëkk seen sécurité parce que ñooñu bu ñu fi nekkul président bi du am njariñ ñun nag c'est le contraire président bi la ñuy kii quoi boo rayee président bi keneen mën na ñëw nekk président fii loolu la ñuy def même bu fekkee ne dinañ ko protéger bu baax mais moom ak population bi la ñuy boole ak réew mi gars yi daal sama wax bëri na li ma bëggoon wax daal mooy loolu bu yàlla defee nag ëllëgee ñii ñuy déglu te ëpp ñu ci xam-xam xale yi màgg bu leen yàlla joxee nguur gi nañu seet nañuy protéger population bi te bañ a ne président bi la ñuy protéger wut état bu am alal buy jariñ réew mi Moussa Babou ma jox la kàddu gi bala may jox Ahmadou Diop. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ Jawar. waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sëñ Ahmadou Diop ak mboolem ñi déglu rajo bi ak fu ñu mën a nekk. ñu ngi lay fay sëñ di la jaajëfal bu baax nag te di la ñaanal ci liggéey bu am solo bii ngay def. amiin jërëjëf. Jawar Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa wax ñaari bayt yu am solo yoo xam ne. yu ama am solo la yoo xam ne mat naa bàyyi xel te it yaa ngi góorgóorlu ci benn bi yàlla na ko yàlla nangul te fulal la ko. amiin. dafa wax ne. wa tarkuna al kaziba ya ixwaani afdalu min tilawati al qur'ani. la ilaha illallah. Sëñ Tuubaa nee na bàyyi fen. bàyyi fen. waaw. yéen samay mbokk. moo gën junni yoon di jàng alxuraan bu dégg ba cëg. la ilaha illallah. bàyyi fen. wa tarkuna al kaziba ya ixwaani afdalu min tilawati alquran. bàyyi fen a gën jàng alquran. bàyyi fen yéen sama mbokki jullit ñi moo gën fuuf afdalu la wax moo gën jàng alquran. la ilaha illallah ay waay war nañoo bàyyi fen waay. Sénégal nag la ko gën a tardel mooy ay fen.
dëgg la dafa am ku baax koo xam ne ku mën a jàngale am pédagogie dafa wax ne Sénégal bu man ko woon ci bàyyi fen 6 mois rek 6 mois réew mi dem yoonam wax ju gën a wér jooju mosuma ko dégg nee na ma 6 mois ñun Sénégal yëpp ñu man ko bàyyi fen réew mi dem yoonam imam Dame Ndiaye la yàlla ko yàlla dolli yërëm bu del faram te wéral ko mais jour bu ko waxee dama ko analyser xool ne kii li mu wax kenn mënu ca teg dara nee na ñu Sénégal yëpp suñu maasé woon bàyyi fen 6 mois rek kenn du fen commencé ca président ba ci suuf léegi réew mi dem yoonam. waaw dëgg de bàyyi fen 6 mois rek Sénégal tegu ci yoon. billaay wallaay tallaay moom la sëñ Tuubaa wax beneen bi sëñ Tuubaa wax ne beneen bi sëriñ Tuubaa waxaat lu am solo njawar ne summa nasihatu li ahlil baari afdalu summa nasihatu li ahlil baari xayrun min al jihadi fil kuffaari maanaam ngay laabiire say mbokki jullit ngay laabiire say mbokki doom ci li la yàlla xamal ndeysaan nga leen di conseiller loo xam ne lu leen di jariñ la nee na moo gën fuuf nga gàddu sa fetal wala sa jaasi dem ca yéefar ya di rayante ak ñoom wallaay waaw moo tax te li ngay def ni ngay conseiller maanaam ni ngay conseiller nit ñi ak xalaat yu am solo yi génn ci rajo bi da nga koy daal di mën a dugal foofu ndeysaan yàlla na la ko yàlla nangul te fulal la ko lu ama am solo la ndax wax dëgg yàlla liggéey la boo xam ne metti na trop te yaa ngi ciy def say moyen di ci def sa temps di ci am ay noon te ñi lay bañ ñëpp kat bari na ñoo xam ne ñu ngi jariñu 100% ci li ngay wax waaye am na ñoo xam ne njawar neexuma même li muy wax bu dee dëgg maa ngi koy jël di ko jariñoo mën naa ko jël jariñoo ko waaye du ma ko jël ndax lan njawar neexuma wala ni muy waxee neexuma wala njawar dafa réew wala njawar ni muy waxee neexuma nangam wallaay waaye yow nga li am solo rek mooy ngay def te yàlla rek tax wallaay bañ cee gis sa bopp nañu ma baal naa leen waaw non yow ameeloo ci kenn ak moom kay li ngay def na yàlla rek tax deuxièmement it nga koy sellal nag dafa con quoi man ni may waxee dafa con de xam nga mënu ma wax moo tax waaw problème mooy li ma la wax rek ci lay delluwaat maam ñu dañoo bëggul dëgg wallaay dëgg ci boppam dafa neexut waaw dëgg daa neexut te ñun daanaka dañ koo bëggul daal wallaay nañu ma baal naa leen de gën a gàllankoor ni nga koy waxee sànkit gis nga yi nga wax nii yëpp wallahi alazim mën naa la waatal ci yàlla ne ñi jiite réew bi ñoo la ko gën a xam junni yoon mais ñoru leen xam nañu ko ñoo la ko gën a xam fuuf wallaay waaye ñoru leen intéressé wu leen benn misaal rek laa lay jox affaire transport bi ngay wax problème bi mu nekk Sénégal Macky Sall su ko bëggoon régler mun na ko régler vite fait wallaay xoola TER bi mooy saxaaram googu nga xam ne kenn xamul kañ lay daw waaw nga dépensé ci 2000 milliards et plus 2000 et quelques milliards 1000 milliards rek wallahi alazim suñ ko jëloon mun na gis nga xoolal réseau bu nekk mën nañ fa tabax hôpital ak université yëpp way ci transport bi ci lay commencé sax wallaay train yi deewoon yëpp mun na ko déclewaat créer fay emploi nit ñi di am da ngay gis ku mën a jógee Thiès xëy si Dakar wàcc dem añi këram ñëwaat wallaay bu ngoon jotee mu wàcc dem ñibbi bu boobaa dankaloo Ndakaaru ñëpp dankaloo Ndakaaru day daal di dakk wallaay àll Thiès boobu mënoon nañ ko def ay kër mais sawaay gis nga ñii dañoo parewut pour defar réew mi seen yoon nekku ci réew mi deuxièmement français yi ñu yàlla nattoo ñu coloniser ñu lépp lu ñu dal ci àdduna ñoonu ko yóbbee parce que ñoom dañoo jël ñi nga xamante ne si ñoom lañ jàpp ne ñoo leen fi war a wutu former leen formation boo xam ne lañ leen gëmloo ne leen yéen ku dul yéen a ko gën wallaay ku jàngul li ngeen jàng yéen a ko gën léegi nag ñooñu buñ ñëwee au lieu ñuy liggéey réew mi ñoom seen bopp la ñuy liggéeyal parce que ay buur la ñuy jàppe seen bopp ay buur la ñuy jàppe seen bopp ku ci toog gis nga ko boppam lañ njëkk a lijjanti fameem sàcc xaalis bi te bu ko sàccee sax bu ko yemalewoon ci réew mi mën a développé dem yoonam mais di koy jël mës nga fi joxe exemple bu doy waar xam nga ku xiif baadoo la boo xam ne mës ta lekk bu tiimee lekk sëriñ bi maanaam day jàpp ne lekk gii moom neex na neexaay goo xam ne li des dama dund dootuma ko amati day lekk ba biir bi fees mu jëlub saak duy ci jëliy mbuus duy ci jàpp ne ba àddunay tukki dootu gisati lekk googu moo dal suñ gaa yi wallaay dëgg la non njawar wallahi alazim yàlla ñu yàlla suturaal mais mii réew
doy na kéemaan waaye nag dama lay gën a ñaax rek metti na trop waaye gën a la góorgóorlu ci liggéey bi rek jërëjëf donte ko kenn nit a ciy jariñu sax dina baax ñaareel ba fi may tëjee sëñ Jawar mooy àjjana moom nga doon wax wallahi alazim sunu borom subhanahu wa taala yërmandem rek la mën a doxaleeg jaamam ñi yóbbu leen fa waaye kenn mënut a liggéey lu la fa yóbbu ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi wax nga dëgg moom sallallahu alayhi wa sallam mas nañ koo laaj mu ne àjjana di ku yàlla yërëmul attewul ci yërmandem du la fa dugal parce que munoo fa liggéey lu la fa yóbbu ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man ba ci moom man de borom dagg yi tax dañ may góorgóorlu de wax dëgg yàlla bëgg naa ci am de ak a jara góorgóorlu waaye nag dama lay yëgal ne waa urul ayni yooyu ngay wax jigéen ñooñu képp ku moytuwul jigéen ñi ne fii day boo amul chance doo ca gis kon waaw ñu góorgóorlu boo amul chance doo ca gis moytu jigéen ñi ne fii sa kemtalaayil kattan yam ci li la lew te moytu ñi la lewut mën na laa yombalal nga jot ci ñoom ñooñu maam Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu Njawar dafa bind genn xasida goo xam ne maanaam daf ci melal ñooñu seeni melokaan xam naa beneen yoon bu gën a yaatu naa la ko indil tasal la ko waaw aca waaw xasida googu maanaam Sëriñ Tuubaa daf kaa tënke mooy Hamad Suleymaan la ko tënte adduna la ci jël misaale ko jenn jigéen ju tekkiwul dara ju ñàkk fayda ndeysaan di wax adduna ni mu ñàkke solo ak moom ni mu ko doon xëcce di ko woo nga xam ne ci jàngal doomu aadama yi di ko woo ci lan ngir ëllëg àjjana jooju du ci mën a dem muy wax adduna wor yi muy wor xam adduna boo ñëwee daf lay jël ne la yii yow fii daal mooy lépp wallaay nga nekk ci sa bànneex ak sa bakkan ne la yaay lépp nee na nag boo ko moytuwul ëllëg àjjana jee sa tànk du fa tege la subhanallah waaw yàlla moo tax daal yàlla nañ ci yàlla yóbbu ñun ñëpp rek waaye lu jara góorgóorlu la incha allah góorgóorlu la dégg naa kër yi rafet na de kër yi waaye foofa sëñ Njawar déggal ma la maanaam foofa Njawar la fa am yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu koy misaal dane la fa am ab nopp musu koo dégg ci neexaay maanaam mënoo ko misaal bët musu caa tege moom mi dem ba yàlla ubbil ko mu visité ko wax moo wax loolu sallallahu alayhi wasallam wallahi sallallahu alayhi wasallam léegi fi may tëje nag Njawar gis nga àjjana moomu nag waaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ci hadis bu wér ne adduna mii maanaam àjjana moomu yonent sunu borom subhanahu wa taala daf koo wërale ak ay métit ak ay jafe-jafe il faut nga dékku métit yooyu ak jafe-jafe yi mooy coonay jaamu yàlla yi ngay daj di not sa bakkan di moytandiku lu xaraam xam nga loolu dafa neexut wallaay léegi nag nee na loolu moo lay dimbale ba nga mën a jéggi yooyu dugg àjjana mu ne sawara it li muy métti ak li muy tàng-tàng yàlla na ci yàlla musal nee na sunu borom daf ko wërale ak i bànneex ak bakkan lépp lu neex rek boo ko toppee te dëppoo fa koy teere ji mooy sawara subhanallah mooy loolu parce que boo toppee sa bànneex ak sa bakkan fan nga jëm safara rek boo ko moytuwul wëlbatiku woo safara nga jëm moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam ci mën a jàngaleem ak ay waxam ni mu mën a dajalee lépp mu ne àjjana suñu borom daf ko wërale ak i métit ak i jafe-jafe sawara suñu borom wërale ko ak i bànneex ak i neex-neex subhanallah te it nag neex-neexi àdduna yi dara jëru ci benn minutub safara yàlla na ci yàlla musal wallaay yàlla ci yàlla musal waaw bon yàlla nañu yàlla saxal ci ak njub rek amiin xam naa foofu laay tënk kàddu yi bàyyi ñeneen ñi ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf waay jërëjëf salaamaaleykum sëñ Moustapha Babou moom mooy waxtaanam lu am solo la ndeysaan macha allah sëñ Ahmadou Diop wala bu ngeen amee loo ci yokk ma jox la kàddu gi man day je ne sais pas trop est-ce que danaa mën a wax lu bari est-ce que waaw ma ne sëñ Babou li mu wax am na solo wallaay am na solo trop parce que suñ dëkk bi tuqusuban la sañ ba reer parce que foofu laay commencé ci li mu wax parce que am na loo xam ne aussi war naa cee wax parce que lépp ay ànd ci politique parce que man noonu la ko gisee waaw xam nga man question bi may posé évidemment sax am naa ci réponse est-ce que vraiment am nañu ay njiit à l'endroit ak des états organisés
est-ce que loolu am na est-ce que loolu am nañ ko parce que li ma ci am takk mooy ci Sénégal grève wax nga ko des transports waaw Mamadou Talla moo koy jiite feebar yi bari nañu tuq suba la sañ ba reer waaw léegi loolu lépp mooy li Safa Babu wax parce que adduna bi parce que dafa wax ci France en particulier waaw xam nga adduna bi dafa am benn feebar bu fi nekk waa xam nga ko parce que foofu laa jëm parce que léppay ànd parce que li tax lépp ànd mooy am réew parce que adduna fa nekk loo xam ne tout se tient comme ay collier lépp loo xam ne dagg na ci rek léppay dagg tout ça léppay arrêté wallaay li ma bëgg a wax foofu mooy parce que li tax ma ne est-ce que am nañu état ak ay njiit yu baax mooy feebar bii fi nekk muy pandémie variant alpha bêta etc. am Europe en particulier France ne test négatif à tous les voyageurs vaccinés ou non yoo xam ne nekkuñu ci Europe waaw mais loolu lan lay nuru loolu lan lay nuru parce que bu ñu fàttee benn affaire parce que doon nañ wax ci Sénégal tout à l'heure grève beeg yooyu jàppal bàyyi mais Sénégal dafa am ay entreprise nationale yoo xam ne am na loo xam ne dañ koy jënde bitim réew waaw mais su fekkente ni bii ne avion yi dañ koo téye tout est à l'arrêt comment on fait naka la ñuy def loolu ba génn ci guuta googu parce que nit ñi dañoo nekk ñoo xam ne ñooy liggéey ci entreprise yi léegi entreprise yi léegi bu fekkee grève am na dara lu dugg lépp sare ñoom Macky Sall di wër di taxawaal comment on fait man loolu mooy sama jàngat mbir moom parce que problème bi àdduna bi tant que réglé wuñu la propagande surréaliste impérialiste fondamentalement idéologique antikamite il faut que ñun tamit ñu appliquer à la lettre di jël des mesures conservatoires réciproques ñu interdire les compagnies aériennes yu Europe ñu dugg ci dans l'espace africain voilà le problème parce que feebar bi fan la jóge fan moo épicentre bi njaw c'est pas l'Europe léegi naka la ñu mën a taxawee temm Sénégal boo bëggee faju doo faju hôpitaux yi dafa cher waaw léegi boo bëggee dem France ñu ne la doo dem waaw léegi comment on fait ay delta ay micron yooyu jóge fële te ñoom li ci gën a doy waar parce que li tax may wax ci loolu c'est parce que ñoom ñi nga xam ne dañuy barricade wu di tëj seeni frontière ba pare di indi seeni entreprise ci suñu digg dëkk bi ñu koy écouler ñun ñoo koy jënd à des prix d'or comment on fait loolu naka la mën a nekk njaw waaw chaque fois le vocabulaire et la sémantique est sur fond de suprématie blanche waaw ñoom dañ koy changer parce que tout tourne autour d'eux comment on fait naka la ñuy def parce que ñoom dañuy jafandiku ci feebar ba pare ñoom ñu nekk ay immigré waaw ci colonisation des crimes contre l'humanité ñu doon wax mission civilisatrice salvatrice ba pare ñi nga xam ne ñoo nekk ci Europe en particulier France campagne électorale totalement déloyale permanente désinformation manipulation ñuy ciblé wala ñu dégg nga ñu ñuy ciblé ñi nga xam ne amuñu fi bàjjan amuñu fi nijaay ñooñu nga xam ne c'est des populistes déclarés non éclairés les plus bavards des défroqués incultes et incapables de ficeler seeni programme cohérent amuñu ko ñu monopoliser les médias di cristalliser les idées maanaam ci seeni fen maanaam les lobbies farfelus ñu polariser wu ci loolu di dégg nga di nangu débat politique bi ñuy wax ci
thématique maanaam immigration ak ci religion musulmane yoo xam ne dañ koy considérer comme le mal pandémique Europe di ko gisee noonu nombriliste comment on fait première guerre mondiale ñun deuxième guerre mondiale ñu wàllu leen les tirailleurs sénégalais et les arabes ont combattu et laissé leur vie waaw ñuy fengale musulman immigration égale terrorisme islam égale islamisme il se garde bien de parler de christianisme dans le passé alors que 13e siècle boo fi nekkee musulman wala nga nekk fi juif dañ lay rendi même boo buñ la forcé nga nekk ko du tey dégg nga du tey ñu rendi la ñoom boloree nekk fi di këf di nangu nit ñi kenn talatu dara lépp loo xam ne ñoo ngi koy liggéey ñu bës benn bouton mu atterrir ci seeni dëkk mais ñun fan lañ jëm rek ndaw fan lañ jëm parce que amuñu ay njiit loolu moo tax musuma d'accord ci le droit international plan affaire primauté la ñoom dañ ko indi ci ñoom ci seen biir ñoo koy nangu muy charte de l'impérialisme kon ñun tamit dañoo war a am suñuy arsenal judiciaire waaw ñu teg ko ci suñuy base de données képp koo xam ne yaa ngi def discours anti-panafricain ñu assimiler ko comme de l'antisémitisme loolu lañ war a def waruñoo def la parce que lu ëpp tout parce que suñu économie bi ngi daanu plus de 250 entreprises coloniales CAC 40 ñoo fi nekk di këf di nangu waaw le pouvoir fantoche di leen bàyyi ñu def li leen di neex ñuy indi seeni terre comme ni ko Moustapha Babou waxee loo xam ne amul benn njariñ voilà nga xam ne ñi nga xam ne ñoo élaboré le droit international nga xam ne ñoom dañ koy def par pour eux-mêmes et par eux-mêmes il faut même nous mettre dans notre arsenal judiciaire yoo xam ne képp koo xam ne yaa ngi wax loo xam ne waru koo wax dañ laa war a tëj ci kaso bi dàq la génne la réew mi quitte même à créer une crise diplomatique pourquoi duñ ko def xoolal ma ji jëf ju ñaaw le Maroc moom dafa tëj ay moom bépp dafa tëj ay avion ne européen du si dugg mais on est où xam nga man li tax mu wax ci mooy xoolal naka lañ mën a nekkee ci Europe ñoom même bu fekkente ne bi européen nga yow même boo amee corona amoo ko même bu sa test négatif yi mën ngaa nekk ci Europe bi wërëlu waaye boo jógee Afrique doo dugg ba pare ñoom bu ñu jaay seen produit ñun lañ koy jaayee bu ñu commandé seen i TR te sax nekkul commande dañ leen di forcer ñoom Macky Sall ak ñoom Alassane Ouattara dégg nga sàcc alal réew mi di leen ko jox mais on est où mais dans quel pays sommes-nous ci Afrique jusqu'à quand cela va-t-il durer voilà la réalité Ndiaw sama xol bi dafa tàng. waay ma bu mu tàng nag. mais si Ndiaw parce que problème bi mooy xam nga li tax man d'accord ma ci loolu des pays africains nekk ñuy defar ay c'est-à-dire que tubaab bi maanaam indi seen i entreprise bépp immigré africain wala boo ñëwee France ñu naan la immigré économique nga mais ñoom c'est des immigrés économiques. wallaay loolu naka la mën a nekk. wallaay waa ñu tàngal nit ñi di inverser le vocabulaire parce que affaire bi idéologie la culturelle linguistique économique et financier parce que yaakaar nañ ne ñoo gën a muus nit ñi ci fan na lañ ko teg on est où am na pays yoo xam ne dañoo lànk ba tëdd ci suuf ñoom it lànk na benn avion européen dugg ci seen dëkk mais on est où voilà le problème. wallaay jërëjëf Amadou. parce que chaque fois que mbir am à chaque période exceptionnelle ñu indi seeni jubali te ñoom mais dans l'histoire noonu lay demee mais on est où tout s'arrête kenn du faj kenn du liggéey waaw jusqu'à quand ça va durer ñun bu ñu def suñu campagne électorale ñun rek nooy wax doo dégg mukk ñu boole ci ñoom mais loolu lañu war a def ngàtt geen a koy faj leneen du ko def voilà le problème parce que panafricanisme maanaam n'est pas synonyme de casus belli mais ñun dégg nga yorunu ay dirigeants compétents altruistes à la place et à l'endroit qu'il faut voilà c'est des minables pantins voilà la réalité moo tax ñuy saaga voilà c'est tout Abdou Khadre dafa am loo ci bëgg a yokk asalaamaaleykum Ndiawar waaleykum salaam maa ngi leen di ziar sama nijaay Amadou Diop ñu ngi lay fay
di ñaanal soxna Rama mu ñëw ak jàmm ndax namm nan ko wax dëgg yàlla amin yaa rabbal alamin amin di wax ne nag boo gisee semaine bi yëpp wax dëgg yàlla dama leen déglu rek xam nga des fois gis nga di déglu nit ñuy wax te li muy wax mu nekk njariñ des fois déglu bi rek dana doy sëkk ndax ñun ñëpp ñoo yem ni ñuy xëy te wax dëgg yàlla ñun li ñuy dégg fii moo tax tout le temps bu may def rediffusion damay def naan bu nee info autrement rek damay toogaat bu si yàgg rek ma xalaat ne lii mooy info autrement dëgg-dëgg bu ñu waxee autrement mi ngi soog a am justification quoi ndax yow mi koy animé wax dëgg yàlla du ma xam rek xam ne man bu ma bàyyee lépp rek di nekk ci benn affaire toog sa rek nit ñi ma xam ñëpp doon xam ne ci dëgg rek lu dul dëgg man du ma mais gars yi nañ koy partagé si seen groupe WhatsApp yi nañ koy partagé ci seen page Facebook waaye loolu rek lañ ñu mën a defal quoi man moom wax dëgg yàlla bis bu nekk ma partagé de leen ñu koy partagé parce que am na ñoo xam ne leer am naa ci ñu ma xam ñoo xam ne bëgguñu mu siiw dañuy ñëw di noté di bind rek di yóbbu lu leer nag laa leen wax am na lu ma ci xam am na ku ma ko wax sax non waaw man moom wax dëgg yàlla rootukaay lañ ko bëgg a defee partagé leen ko nit ñi gën koo déglu borom xam-xam yi dégguñu te ñëw nag ànd ak ñun wala ñu ñëw jàngal ñu wallaahi man de maa ngi koy partagé te maa ngi xool képp ku ma xam gis ne am nga xalaat bu baax am nga rafet dinaa bëgg nga ñëw bokk soxla nañ ko de wallaahi yàlla xam na ko jërëjëf maa ngi si dox lu ma mën jërëjëf di résumé rek ndax fan yi yëpp dugguma ndax li ma doon dégg neex na ma lool wax dëgg yàlla ndax li waa ji wax sànq dafa résumé tout nee na sëriñam boobu def na ko woon bu Sénégal bàyyee fen 6 mois rek ñu avancé mais boobu dafa garaaw boobu maa ngi koy doog nga xam ne loolu gis nga Njawar mu ne Imaam Dame Ndiaye moo ko wax wallahi Imaam Dame Ndiaye loolu mu wax noonu wallahi moom da koo wax sax mais xëy na est-ce que garab bi li mu wax ni mu leere sax dafa ëpp doole man nag sama problème dañoo mën a meew de sama problème dëgg bu ñu amee nguur guy fen du wax dëgg di def lu ko xam nga sànq sama nijaay mi ngi wax naan gisul dafa yaakaar ne nguuru Macky Sall organisé wu na ci li ko neex nguur gu organisé wu la ci li ko neex mais li ñor askan wi lu ko si moom ñoru ko ñu war a am nag benn opposition forte boo xam ne moo war a liggéey ngir jàkkaarloog moom mais opposition boobu nekk opposition boo xam ne kenn mënu ko natt bu ko defee nag kan moo si souffrir ñëpp muy lan le Sénégalais lambda xam nga guerre transport yi wax nga ko léegi ñan ñoo si sonn c'est le Sénégalais wallaay ñoom ci yor waa gouvernement bi seen yoon newu si seen yoon newu ci wallaay wax nga dëgg ay 4-4 lañu yor ay 8-8 suñu politiciens yi opposition yeeg ñëpp laa la wax seen yoon newu si ñoom ñëpp a ngi yor seen i oto yoo xamee ne di dox lu leen neex xam nga ñan ñoo ci sonn le góorgóorlu sénégalais ndeysaan le góorgóorlu sénégalais mooy sonn bis bu nekk bu lii amee te man loolu moo may metti ñi nga xam ne ñooy grève ñoom seen yoon nekkul ci góorgóorlu bi état bi nga xam ne mooy tax ñu grève yoonam nekkul ci góorgóorlu bi mais góorgóorlu bi nag waaye yàlla nañu yàlla may sutura ak xéewal ba góorgóorlu bi yeewu jékki-jékki yeewu xam li mu bëgg xam li nga xamee ne moom la war a def góorgóorlu boobu yeewu xam ne man kenn moo may ñii maa leen yilif kenn yilifu leen góorgóorlu kenn yilifu ko moo yilif réew moo yilif président moo yilif opposition moo yilif ñëpp ndax ñoom ñëpp moo tax ñuy xeex góorgóorlu bu demee ba xam loolu góorgóorlu yi bu demee ba xam loolu wala ay Sénégal changé de mun xamee na ñoom du président du opposition ñoom ñooy diriger ñoom lu ñu bëgg rek buñ fa taxawee ñëpp leen di fekk ci bu ko góorgóorlu Sénégal yàlla na ko góorgóorlu Sénégalais yi te Njawar ni ngay def boo ko bàyyiwul góorgóorlu Sénégalais yi doon ko fekkee ndax maa ngi lay suivre dem fan yii yëpp maa ngi koy suivre dëgg-dëgg xam naa ne am na ñoo xam ne xamuñu woon mais ñu ngi xam te loolu c'est très important moo tax may wax info autrement du jël rek information yi wax ko non da nga koy décortiquer xalaat ci xool fa mu bone xool fa mu baaxee nga jéem a boole lépp indiwaat ko te loolu laa gis boobu ba léegi ñu koy xeex ci info autrement di
man daal wax dëgg yàlla kontaan naa lool ci mode bi ni muy demee ah effectivement nag léegi nag pour dire nag sama mot de la fin mooy man wax dëgg yàlla soxna Rama daf may manqué bu ma toogee du ma ko dégg daf may manqué dëgg ndax bu ñëwee commencement yi moom daf may daaneel te buñ tëjee daf may daaneel waaye nan ko ñaanal jàmm. waaw yàlla na ko yàlla may yàlla na ko yàlla may wér. wér gu yaram wax dëgg yàlla mu dellu seeg jàmm. ndax nam nañ ko lool wax loolu daal laa amoon lu ma tëjee tey. amiin te xam naa ne heure bu ma kii rek yow danañ mën a déggante ma wax la am lu ma la wax. jërëjëf kon mbokk auditeurs yi loolu moo nekkoon seen émission l'info autrement bu jeudi le 2 décembre 2021 ñuy gërëm bu baax sëñ Moustapha Babou di gërëm Ahmadou Diop di gërëm bu baax Abdou Khadir seen participation ak sama secrétaire mi ñuy déglu ak soxna Rama ak ñuy déglu yaakaar naa nuyu sama xarit Adjuma Ka sama imam nekk foofu sa Thiès gërëm ñoom Jean Djiba suñu imam Sidi Bouya di nuyu grand Lat Ndiaye grand bu baax nekk foofu ci Suisse bëgg lekk rek moo ko yàq di nuyu Matar Diouf ci participation am tey Eli Ibrahim Ka ak ñëpp rek xam naa ko lim juum waa Finlande ñi ñuy jox feedback saa yu émission bi amee ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ba suba ba altine incha allah. sunu gaal gi moom nu mës a suux man di dégloo di sunu kër FM seeni kër laa sama gaal gi dégloo di sunu kër FM sunu rajo laa sunu rajo laa sunu rajo laa autrement du fenn fu dul fii si sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal muy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment ki ñu ngi wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii ñoo fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom.
tax nga jox ko lii ne kor yi nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu mel danañu ma jaaxal ne bu ko defoon jaaxal ma leen man wax lii wala lëleel du leen wax lii wala lël lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek lu dul rek sama bëgg bopp yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp moom ma xiir ci loolu ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur mu ne ko président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon kon loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal